assalaamu aleykum ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si di leen ndokkeel ci weer bu tedd bii di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci leçon du ramadan numéro 26 ci waxtaan bi nga xam ni moom la ñu tuddee le cheminement vers Allah en rapport avec le dhikr yàlla dogal ci waxtaan bi démb ñu nekkoon ci dialogue bi nga xam ni moom la malaaka Jibril di dialoguer avec la manifestation de la réalité divine waaye ñu waxoon leen it ni leen moom mënul gis la manifestation de la réalité divine waaye nag dafay communiquer ak moom yàlla dogal tey ñu ñëw ci dialogue bi nga xam ni mooy concerné ruuxu axtaab yi ca alamul arwaax te ñu waxoon leen ni ñoom ña nga branché wu woon ca ruuxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gis yàlla boule de lumière bi nga xam ni moom la leen projeté woon foofu muy boule de lumière ba ñoo tuddee la manifestation de la réalité divine te mu ëmbe ko woon ismullahil kabir bi ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànnee rayon wam branché wu ruuxu axtaab yi ñoom it kenn ku ca nekk génne rayon dal di koy branché ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu mel ni suñu defee njàngat ci loolu dañuy gis ni ñoom seen dialogue ñoom ruuxu axtaab yi dafa am nu ñu ko organiser ñoom ci la nga xam ni moom la ñoo tuddee la manifestation de la réalité divine ni ñu ko organiser mooy boo demee ci ñoom seen xam-xam ñoom axtaab yi dañuy dellu si waat séddalewaat ñaar yi maanaam ñoom dañuy wax la réalité divine ci benn côté mais aussi ñu ni la manifestation de la réalité divine donc li nga ciy dégg mooy la réalité divine et sa manifestation la réalité divine et sa manifestation ñoom dañuy wax ni point bi nga xam ni moom lañ leen tëralal te mënuñu ko gis ci apparence mooy ba ñoo tuddee la réalité divine ñoom axtaab yi dañuy wax ni point bi nga xam ni moom lañ leen tëralal te mënuñu ko gis ci apparence mooy ba ñoo tuddee la réalité divine waaye dañuy wax ni sa manifestation moom mën nañ ko gis ñoom ci apparence bu leen sopp moo tax ma ni dañu séddale ñaar yi ñoom dañuy wax la réalité divine
teg ko ci benn cadre dellu si ci sa manifestation léegi dañuy wax point bi ñu leen tëralal nga xam ni mënuñu ko gis ci apparence ñoom ruuxu axtaab yi dañuy wax ni point boobu mooy la réalité divine ñoom dañuy wax ni moom lañ dul gis ci apparence waaye dañuy wax sa manifestation nag mën nañ ko gis ci apparence bu leen soob ñoom ndax seen pouvoir spirituel moo tax ñoom nañ noonu la ñuy organiser seen dialogue xam nga boo déggee waxtaan bi ñu doon wax démb ci côté Jibril dañ la wax ni la même la manifestation de la réalité divine moom du ko mën a gis day communiquer ak moom tandis que axtaab yi ñoom dañuy gis la manifestation de la réalité divine ñoom dañ koy gis mais nag la réalité divine ci boppam ñoom moom lañ dul gis kon gis nga ñoom degré boobu da nga cay dégg ni ci seen dialogue dañ ko séddalewaat ñaar la réalité divine ñu ni dafa am benn point bu tax duñ ko mën a gis waaye nag ñu ni sa manifestation moom dañ koy gis ci apparence bu leen soob ñoom xam nga looloo tax bi ñuy revendiquer loo xam ni boo demee xayb dañu koy delloo si dans le milieu divin dañ koy delloo si dans le milieu divin te muy li concerné wàllu arash li concerné kursi waaye axtaab yi bi ñuy revendiquer seen kàddu gu siiw googu ñu wax ginnaaw bu ñuy yëgee ni yàlla wax na arrahman alal arsi istawa ñoom bi ñuy revendiquer seen kàddu gu siiw googu ñuy wax te mooy lañu wax ni bi ñu nekkee ca addurratul bayda bi ñuy bind arasha kursi yu ñoom ñi ngi seetaan boobu wali yàlla bu ko déggee nopp nii interprété ko ci wali yàlla yi faral di dem xayb ak di dellu si da ngay jàpp ni c'est tout à fait normal ndax c'est dans le milieu divin mais axtaab yi dañu yëgoon ni yàlla bi muy bind arash di bind kursi mi ngi ko doon bind avec sa manifestation mais la manifestation de la réalité divine yàlla nga ko doon bind avec sa manifestation mais la manifestation de la réalité divine mais bindeewu ko la manifestation du milieu divin lumière bi borom bi utilisé woon di ko bind lumière boobu mooy la manifestation de la réalité divine mais bindewu ko nag avec la manifestation du milieu divin moo tax ñoom bi ñu gisee ni loolu degré spirituel bu extraordinaire la te ñëpp amuñu ci accès ci kàddu googu ñu yëkkati ko ñoom axtaab yi lan ca jublu woon mooy jàngale ni ñoom sunu leen présenté ci dialogue la ñoo tuddee la manifestation de la réalité divine ñoom dañuy séddale loolu ci ñaari phase beneen ba muy la réalité divine boobu lañ lay wax ni seen bët amu ci accès mënuñu ko gis waaye dañ lay wax ni la sa manifestation nag ñoom seen bët am na ci accès moo indi woon ñu waxoon ca addurratul bayda ni ba ñuy bind arash di bind kursi ñi ngi seetaan ñenn ñi jàpp ni loolu c'est tout à fait normal parce que c'est dans le milieu divin te le milieu divin est accessible waaye ñoom ñu ni attention bi yàlla di bind kursi di bind arash bind ko avec la manifestation du milieu divin waaye mi ngi ko bindee leer goo xam ni c'est avec la manifestation de la réalité divine kon gis nga ñoom seen dialogue degré bi nga xam ni moom la ñuy contempler borom bi ñoom axtaab yi degré bi ñuy contempler borom bi mooy seen degré zikr degré bi ñuy contempler borom bi mooy seen degré zikr looloo tax ñi ci yor kurus seen kurus 10 looloo tax ñi ci yor kurus seen kurus 10 waaye li diisal seen kurus mooy degré bi ñuy contempler borom bi ñoom bu ñuy contempler borom bi ñi ngi contempler sa manifestation mais sa manifestation dans sa réalité
sa manifestation dans sa réalité ñoom bu ñuy contempler borom bi ci noonu lañ koy contempler te seen contemplation boobu mooy seen degré zikr moo tax seen kurus 10 loolu nag li ko indi bokk na ca ismullahil kabir bi leen borom bi octroyé ca ba ñu nekkee ca alamul arwaax looloo tax ñu wax seen puissance ñoom amul lu mu mënul réaliser waaye seen puissance ñoom muy seen puissance spirituelle amul lu mu mën a bloquer waaye seen méthode toujours buñ ko présenté ci xayb méthode boobu la yeneen wali yàlla yi di roy moo tax seen kurus 10 ñoom ndax ñoom bu ñuy contempler borom bi ñi ngi contempler sa manifestation dans sa réalité muy la manifestation de la réalité divine la réalité divine rek lañu jël ñoom teg ci benn point ni bii moom mënuñu ko gis mënuñu ci àgg waaye ñu ni sa manifestation dans sa réalité kooku moom faw dañ ciy teg bët di ko contempler suñ koy contempler mooy seen zikr moo tax boo dendeeg ñoom li ñuy jàng ñoom nga jàng ko degré biñ koy jàngee ñoom axtaab yi du bokk ak degré bi nga koy jàngee yow parce que wali yu bu jàng rek dañ lay natt wali yu bu jàng ak secret ba lu mu rëy rëy ak tur bi nga utiliser lu mu rëy rëy ak nombre usité bi nga ca amee dañ lay natt ba xam yaa ngi koy jàngee ci la manifestation du milieu divin sa contemplation ndax foofu la yam wala ndax yaa ngi koy jàngee ci la manifestation de la réalité divine sa contemplation ndax foofu la yam kenn ku ca nekk fi contemplation wam yam noonu la kurusam di diise waaye foofu la degré spirituel am di yam looloo indi axtaab yi ñoom nekk au sommet li leen yitteel muy li nekk ci seen kanam mooy rox bi ñu branché wu woon te mu jokk leen ci yonent bi boobu dong la nu mënul dab ñoom rox bi ñu branché wu woon te mu jokk leen ci lumière yonent bi boobu dong la nu mënul a dab te mooy roxu xatmiye bi ñoom axtaab yi roxu xatmiye bi la ñu mënul dab parce que mooy seen jokkuwaay ci seen diggante ak lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu dul loolu lépp luy dellu si la manifestation de la réalité divine lépp lu ci dellu si ci manifestation boobu ñoom mën nañ ci am accès moo tax mu am ay côté clé dans l'histoire sainte yoo xam ne ñoom dong ñoo ko mën a raconter lu tax ñu mën ko raconter parce que yàlla yi ëpp ca yëmu nëbbu bi mu koy bind mi ngi utiliser woon sa manifestation mais dans sa réalité te comme manifestation boobu ñoom axtaab yi seen dialogue foofu la ñu ko ancré loolu mooy indi lu ñu bari yëgul ñoom la ca ëpp day fekk ni yëg nañ ko ba mën nañ ko nettali tabaarakallaahu xam naa foofu la ñuy yem ba waxtaan bi suba ñu soogay ñëw nag ci dialogue yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu